asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV seen mbokk Daouda Niang ba tey muy ñëw ci waxtaan bi nga xam ne daan nañ ko seq tey nag ma di ko njëkkee rek xanaa ci ñaanal leen ci at bi ñu jëm mu nekk at bu bees bi gën ci at yi suñu boroom defal ñun ñëpp xewal suñu boroom mottali ñun ñëpp liñ ci bëgg te suñu boroom it defe ko comme na ma ko daan waxee rek sayaj'alullaahu ba'da usrin yusran wala mu ni inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran maanaam saa bu jafe-jafe amee rek yombute mi ngi ñëw te ñëpp a xam ni wax dëgg yàlla 2020 bi moom ak jafe-jafe la gu mag a mag a mag moo tax nag 2021 bi yàlla nañ ci ñaan rek mu toxal ci yombal lépp xam naa tamit yombal suñu gars yi nga xamante ni si maanaam bëgg nañ kayit it suñu borom yombal leen ba ñoom ñëpp am ay kayit ba mën a dellu seen njaboot wala ñu mën cee def li ñu bëgg. di kat di ziar yëpp xanaa di wax ni xam na gëj nañ gise waaye nag xam naa yitte yi la rek tey jii tamit xam naa daañu waxtaan ci ñaar wala ñett su fi xajee parce que li may wax toujours la vidéo bi fii boo nekkee fii doo am sens mun ko def mu gudd parce que sinon temps bi muy jël day bari ci mu ko télécharger ko moo tax waaye li nga xamante ni si rek daañu ko mën a waxtaanee mooy li nga xam dafa jëm ci lejje bi nga xamante ni si lejje Salvini la woon te ñu changé ko léegi nekk na loi léegi kon man mën naa ci wax parce que gis naa ni ñu bari doon nañ ci wax gis naa ci vidéo yu bari gis naa ay audio yu ñu doon sànni ci groupe yu bari yu mel noonu mais comme léegi nekk na loi parce que man lu may wax ne damay bëgg mu nekk lu wóor te tubaab mën na changer à tout moment moo tax waaye léegi nag loi la kenn mënatu koo changer lu demaat assemblée ak sénat ci kaw loolu moo tax bëgg nañ ko waxtaane leeral ci ay points yu bari parce que tamit am na ci yu positif yu bari. léegi Salvini xam naa ne ma daggoon na xëy na bu fekkee dafa taxaloo aussi muy lool waaw ñu waxti seeni waxtaanee rek léegi Salvini bi nga xamante ni si maanaam léegi nekk na loi suñ ci jógee aussi tamit te it am na ci pointé yu positif yu bëree bëri macha allah gën na yombal amu kayit daal amu kayit moom wax dëgg yàlla jàpp naa ni daal ni ma gisee léegi bi ñu def ko nii moom Italie moom ku góorgóorlu tuuti moom macha allah yàlla mun na dogal nga am kayit daal. buñ ci jógee aussi tamit ñu waxtaane maanaam convocation yi nga xam ñu ngi commencé génn comme niñ ko xamee convocation yi ngi génn ndànk-ndànk mais gën nañ ko accélérer sax xëy na ci fin d'année bi taxawaat na tuuti parce que fin d'année bi comme niñ ko xamee aussi corona bi dafa xaw a ñëwaat dekkiwaat mën nañ ko deuxième vague bi aussi tamit bon am na yu mu ralentiraat yu bëree bëri moo tax xam naa ni aussi tamit nañ sóor lool. xam naa bu ma fa jógee aussi tamit dinaa tontu quelques questions yoo xamante ne si xëy na gars yi laajoon nañ ko te tontu moo ko su ci xajee su ci xajul aussi tamit dinaa ci ñëwaat incha allah xam naa dinaa def benn vidéo boo xam ne moom bu soobee yàlla pour tontu seen questions yi ngeen am yëpp la moo tax commentaire yi ku ci am sa question mu ngi ko ci bind incha allah dinaa def vidéo boo xam ne tontu questions yi ci nekk ci commentaire yëpp la bu soobee yàlla. waaw léegi Salvini bi aussi tamit comme niñ ko xamee. bonus yi aussi bëggoon naa ci wax mais xam naa dinaa ci ñëwaat aussi bonus yi naa ci wax incha allah léegi Salvini bi comme ni ñu ko xamee changé nañ ko depuis bërki dem wala bërkaat ci mois de matugul semaine daal dama jàppatul date bi léegi nekk na loi génn na gazette officielle léegi li nga xamante ne si moom la ñu changé mooy que ni carte d'identité bu njëkk richiedente asilo da ko daan am mais bi Salvini ñëwee dafa ni richiedente asilo dootul amati carte d'identité richiedente asilo nag mooy ki nga xam dafa demandé asilo ñu jox ko 6 mois bi 6 mois bi boo ko mosaan am daan nga am carnet bi Salvini ñëwee da koo dindi commune yu bari dindi ko mais léegi defaat nañ ko loi ba léegi képp koo xamante ne si am nga 6 mois bu la neex nga demander résidence léegi résidence ñoom am nañ droit am ko mooy richiedente asilo yi loolu bokk na ci liñ def leneen li nga xamante ni si tamit changé nañ ko aussi tamit mooy que ni nationalité yi maanaam Salvini da ko yóbbu woon ñetti at da ko yóbbu woon muy 36 mois. mais ñii nii delloowaat nañ ko ñaari at ba léegi 24 mois lay am léegi nationalité yi nag ñu bari dañ ci xaw a trompé ñoom maanaam ni ñu koy dégg mooy que léegi boo ko dugalee force mu am 2 ans ñu war laa tontu déedéet dañ ni délai maximal maanaam délai bi nga xamante ni si fa lay yem pour nguur gi am droit nguur gi nga mën leen obligé parce que bu boobaa mën koo jox avocat mu defal leen défini maanaam mu wax leen ni date bi ñu joxe woon jeex na léegi da ngeen di tontu sama client. date boobu la mooy 2 ans yi mais ci biir 2 ans yi mën nga ko dugal tey sax mu génn suba ci ñoom la dépendre comme mën nga ko dugal suba mu génn fi leeg 1 an fi leeg 6 mois fi leeg ñoom la dépendre rek préfecture parce que ñoom ñoo koy gérer donc dañ ni fii ba léegi 2 ans bu yeggee 2 ans nag léegi bu fekkee jotoo ci sañ nga dem ci avocat bi soo defal la défido
defi ne mental tout def naa xaw ma bon pour daal am na benn kayit bu ñu lay defal ñoom bind état bi leen kii da ngeen ko war a jox su boobaa ñoom am nañ obligation wu tontu la wala ñu yóbbu leen tribunal amande leen ba pare ñu tontu la donc kon loolu mooy duwaan yi mooy léegi yóbbu nañ ko ci ñaari at buñ ci jógee permesso di soggiorno yu bokk ci cura medica boobu moo ci ëpp importance parce que boobu li tax mu wax leen moo ci ëpp importance dama ci jàppe ni boobu noonu bon gëstooguma ci bu baax nag mais jàpp naa ni ñoom ñoo ko wax ni cura medica mën nañ ko convertir permesso di lavoro cura medica mën nañ ko convertir permesso di lavoro xam naa bi ñu koy def dafa am benn permesso bu tudd cura medica bu ñu fàtte kon léegi damay jàpp ni Italie képp koo xamante ne si ëmb nga fi ne jàpp ne am na kayit bu ñu ko wax nag ñun ñëpp ñu daal di gaawante ëmb parce que li tax mooy nit bi bu ëmbee ci Italie wala boo feebaree loi bi day bañ ko la refoulé moo tax nag en général nit ki bu ëmbee dañuy jàpp ni dafa feebar ñoom dañ ko daan jox permesso soggiorno cura medica boobu ñu ko daan jox dañ ko daan jox ba doom bi di am 6 mois képp ko ëmb ba ba sa doom bi juddu bay am juróom-benn weer am nga droit am kay permesso soggiorno bu 6 mesi léegi ci biir cura medica boobee nag ñoom fan legge bu bees bi ñu indi muy changé legge Salvini bi te ñu wote ko bëgg démb dañ ni cura medica léegi mën nañ ko convertir permesso normale permesso di lavoro donc léegi kon ku ëmb suñ la joxee cura medica fi léegi sa doom di am doom fi léegi ngay am doom bay am juróom-benn weer soo fi amee liggéey dañ lay dindil permesso bi dootul nekkati cura medica parce que normalement ni li loi bi waxoon foofu noonu mooy su fekkee ne si da nga ëmb ba sa doom di am juróom-benn weer maanaam dañ lay jox permesso cura medica mais bu jeexee jeex na mënoo ko woon def daara dafa daan jeex mu kenn mënu ko woon convertir léegi nag ñoom li ñu wax mooy léegi yow su fekkente ni si am nga permesso di soggiorno cura medica mooy ñiy faju ñuy feebar nee na léegi mën nañ ko convertir permesso di lavoro kon loolu ñu ciy dégg ni ku ëmb boo amee doom wuti contrat de lavoro wala nga wuti licence autonome nga convertir sa permesso di soggiorno mu nekk permesso di lavoro comme ñëpp. ba pare yi tamit ñu ni léegi case spéciale yi ak calamita yi mooy yooyu Salvini indi woon ak case spéciale yi ñooñu ñëpp léegi dañ leen di mën a convertir beneen bi ci ëppaat solo boobu moom xam naa sama mbokki Salerno yi lay gën a concerné ñi nekk Salerno parce que foofu vraiment tribunal daan na ci joxe article 31 lu bari ba tax na ñi nekk ci yeneen région yi sax dana ñëw Salerno di ko fa wut ndax tribunalu Salerno moom presque article 31 ñoo ci gën a laabiir Napoli ñëpp a koy joxe nag article 31 mooy ñi daan am doom di ci am kayit ñu daan ko tudde article 31 ñooñu aussi mosu ñoo mën a convertir te ñooñu pour ñu mosaan renouveler seen séjour loolu la ñuy daj ndax xale bu fu mosaan nekkul yow séjour boobu dañ la koy xañ ndax séjour bu kenn mosu ko woon mën a convertir loolu illimitato te illimitato foog nga def 5 ans ak yamuy laaj yëpp moo tax ñu bari sax daawuñu ko woon dugal ñu bari mun ñoon am possibilité boobu mais léegi ci ak legge bu bees bii nii képp koo xamante ni si amoon nga article 31 képp koo ko amoon léegi su jeexee wala balay jeex fekk la nga am contratto di lavoro wala licence ngay am wala licence am bilan wala licence su leneen yaa xam su boobaa di nga ko mën a convertir def ko permesso di lavoro bu xasee ba nekk permesso di lavoro nag kenn dootu la obligé xale bi di fi nekk ak di fi bañ a nekk su boobaa léegi day nekk permesso comme permesso yi ñëpp yi am bu boobaa dootoo dama ci tribunal yi la doon laaj assistance sociale di ñëw période bi ngay toog dootoo ko toog ak yooyu yëpp dindi nañ ko léegi boo amee article 31 daal su fekkee ne si balay jeex am nga fi liggéey bu fekkee lay jeex nga yore contrat ak yin ciy laaj yëpp wala nga yore licence ak yin ciy laaj yëpp di nga ko mën a convertir def ko permesso di lavoro kooku yi tamit c'est très important pour ñi nga xamante ni si yoroon nañ article 31 léegi ñu ngi koy convertir permesso case spéciale wax naa cure medica yi wax naa calamita yooyu yëpp léegi dañ leen di convertir ñu nekk permesso di soggiorno normal léegi ñoom ñëpp mën nañ leen convertir donc kon loi bi ñu changé gis nañ ci maanaam yu positif yu ci nekk am na ci yeneen yu ci nekkaat mais jàpp naa ne yooyu moom du leen intéressé mooy bateau yi ñu daan amande ak yooyu xam nga yooyu moom du leen intéressé te temps bi daf duñu ko may moo tax daal nañ jàpp ni daal léegi loi bi changé na léegi maye ne ñi daan amul woon carte d'identité léegi daañu mën a am carte d'identité ñi yoroon permesso soggiorno cura medica ñi yoroon permesso soggiorno article 31 ñi yoroon permesso soggiorno case spéciale ñi yoroon permesso soggiorno calamita ñooñu ñëpp daañu mën a convertir seen permesso soggiorno léegi def ko permesso soggiorno normal su fekkee am nga contrat de lavoro wala nga am licence ambulant beneen bi ci gën a positif aussi loo xamante ni si loi la boo xam ne dañ ko génne mais dañ ko dëxëñ ci biir loi bi lañ ko dëxëñ léegi dem nañ ba déclarer loo xam ne mën nañ ko tuddee permesso umanitario moom la mais tudduñ ko tur bi noonu ñoom dañoo génne ni léegi maanaam ki nga xam ni yàgg na Italie ki fi yàgg Italie léegi nañ ko jox permesso di soggiorno maanaam boo dugalee asile politique commission bi léegi ñëwut mootul am droit rek ñëw rek rejeté la rek ñu naan xañ la ko noonu
léegi boo fi yàggee su fekkee dugal nga asile soo demee ba mu yàgg ñoom am na benn permis boo xam moom comme genre humanitaire lañ déclaré mais tudduñ ko humanitaire boo xam ne am nga droit am ko. ki nga xam ne aussi tam dafay am legame familiale maanaam man comme ni ñu ko xamee article comme ni ñu ko xamee courant médical yaay ak doom lay gën a concerné na papa nag yenn question dañu koy jox papa yi parce que papa yi ñoom dañuy am permesso allaitamento maanaam ñoom dañuy nàmpalaale lañ ko tudde noonu mais am na question yoo xam ne li ñu la ci laaj pour jox loolu dafa jafe papa yi daal li leen koy jox dafa bari wala ñu lay laaj certificat de mariage ak matrimonio mais am ngeen droit am ko mais léegi par exemple léegi xëy na man bi sama jabar dugal aw ma woon moyen wala question ba nanguwul léegi ñoom bu boobaa génn nañ benn permis soggiorno boo xamante ne si genre boobu lañ ko tuddee mooy que ni boo fi amee legame familiale ba strict nag lañ wax waxuma sama maam nekkoon fi wala sama bàjjan nekk wala sama paañ parce que famille bu ñu fàtte italien li seen famille ñoom ci ñoom xam nañ ko papa ak yaay ak doom ak jabar mooy famille parce que ñoo ñooy primo grade léegi dafay wax ni léegi ñoom bu fekkee am nga legame familiale strict maanaam boo xamante ne si sa doom wala sa papa wala sa bu fa nekk noonu neneen boobu wat mënuñu la refouler automatiquement ku ñu mënul refouler am nga droit am permis soggiorno mais foofu nag leeral la guñu permis soggiorno yooyu nan lay demee nan lañ koy jotee yoo xam naa su ma ci am information incha allah dinaa ci dikkaat kon pour wan leen rek maanaam loi bi changé nii moom wax dëgg yàlla macha allah ubbi war na ay buntu yu bari ci ñëpp daal. convocation yi nag bon ni ma koy waxee mooy que ni ñi ngi génn xëy na yenn préfecture yi gaaw na yenn yi gaawul parce que yooyu mooy indi problème mu kenn ku ci ne naan diw jot na te man jotaguma diw mën naa jot te yow doo jot parce que lii tax mooy ça dépend ci moom ban préfecture la nekk mel ni préfecture Avellino moom vraiment ni mu gaawee ëpp na. et lenn aussi tamit gis naa ko lu bees lu ciy am ñi ngi rejeté mais rejet bi am man mën naa ko tudde rejet bu xaw a abordable daal boo xamante ni si man jàpp naa ni mooy la ma leen doon wax ku dugal ci kayit yàlla mën na dogal nga am parce que rejet boobu li tax ma tudde ko rejet bu abordable mooy que ni léegi dañ koy DSBIS lañ lay jox ñoom parce que DSBIS yi ma gisagum yëpp ñin rejeté gum ñi ma gisagum dañ leen di jox DSBIS bi ñu leen di jox mooy que ni dañ lay bind la direction waxoon naa direction de labor temps ñoom ñooy déconné bu baax sax ñoom ñooy déconné bu baax parce que ñoom ñooy laaj ñoom actuellement léegi am na leneen loo xam bëgg xëy na sama bala may koy fàttewaat sama xel dem na ci mooy que ni maanaam dañ daan bind kayit di la laaj indil complément dossier wala yu mel noonu mais am na ci direction de labor yoo xamante ne si ñoom il se permet même dem ba agence de l'entrata parce que agence de l'entrata képp koo xam déclaré nañ la revenu annuel maanaam li ngay am ci at bi képp koo xam déclaré nañ la ko yow yaa xam nit ki yaa ko déclaré individuellement muy nu nga wax sax muy revenu muy déclaration yooyu autonomie yi di def su fekkee yow yaa ko defal sa bopp yow agence de l'entrata nga koy def su fekkee ne si kii joxe kudd la maanaam man maa ni diw liggéeyal na ma at bi nangam kuddam lii la moom it da koy déclaré agence de l'entrata léegi na ñoom il se permet même du kii direction la ay alkuuni yenn yi direction yi labouré yi ñoom dañuy demander agence de l'entrata daaw dañu ñaata la fa am donc ñoom ñenn ñi ci kaw loolu la ñuy teg di rejeter ay demande jàmbur parce que su fekkee bi ngay dugal neewal nga daaw dañu moo may dugal 20 000 rek lay am parce que erreur boobu ñu bari loolu lañ def man moom yi ma doon dugal yëpp dama doon wax naan 27 000 laay wax damay yaatal mais su fekkee dama ni 20 000 rek laa am daaw dañu dama dugal 20 000 la am ñoom bu ñu demee dañuy contrôler daaw dañu kese ni daaw dañu ñaata la am su leen ne daaw dañu 17 000 la am wala 18 000 la am su boobaa ñoom dañuy am droit wu rejeter ko yi ci ëpp moom yooyu yi ma ci gis yu rejet yëpp loolu la ñuy wax mais su fekkoon ne neewoon nga par exemple famille alargade la maanaam famille bu yaatu la moom moo dugal su boobaa ñoom mënuñu contrôler parce que xamuñu ñan ak ñan a ca lonk ñooñu ne li ñuy bind naa ne indil leen ma complément dossier su ko defee ñooñu la ñuy laajaat kuddi yeeg sa ni ñu koy waxee kuddi ak statut de famille yi ñoom lañ koy laaj su ko defee ñoom ñu yóbbu yooyu nag dina xaw a jël temps tuuti mais ñi nga xamante ni si ñoom seen boss normal na agent de l'entrata ñoom day passé vite day jàll bu gaaw a gaaw donc yooyu rejet li ci am solo mooy li ma ko tuddee rejeté wuñ ko rek sànni ni la mayuñu la mooy la ma doon wax mais dañ lay jox DSBIS nag bu ngeen ko déggee mooy loi Italie la maanaam administration Italie lépp lu mu la bañal wala mu la koy laaj daf la koy bind ba pare jox la temps wu 10 jours ni la indil ma ko soo ma ko indilul nag maanaam mën naa considérer ne amoo ko wala damay considérer ne li amoo réponse léegi da koy mën a rejeté bu boobaa rejet définitif mais DSBIS aussi tamit ju bari dañ maa buñ ma ko joxee am na 11 jours ba ma joxee ba 15 jours ba 1 mois am na question yu koy nangu parce que bu ñu fàtte ni ñoom DSBIS li tax ñu la koy mën a sonale ñoom sax xam nañ ko parce que tamit bu ñu fàtte ni séjour 2 mois mooy délai maximal bi 2 mois loolu la loi bi wax mais ñoom dañ la koy jox 6 mois 7 mois 8 mois donc kon délai maximal bi weesu nañ ñoom aussi tamit dañuy tenir en considération ci loolu moo tax bañ a répondre rek moo bon ak ci durée lu yàgg bu leen di durée lu ëpp 1 mois moom lu ngeen ñàkk répondre lu ngeen lijjanti luy prouver parce que DSBIS si nekkul damay bind rek yow kat man am naa yeeg lu mel non da ngay bind ni ko kat man kat ki ma dugalal daaw da ñu la tudd amul 20 000 mais am na rakkam bu dëkk ca këram wala am na doomam boo xamante ne beneen dëkk la dëkk lii mooy kuddam lii mooy indi rejoindre document yooyu
donc boole ko ci jox ko préfecture soo leen ko joxee ñoom rejet bi dañ koy dindi su ko fee ñoom ñu convoqué la jox la sa këyit ñu convoqué la jox la sa këyit donc rejet yi loolu mooy avantage yi mais rejet boo koy tontu foog nga indi justification luy teggi la waa direction de la war a wax la koy teggi foog nga indi ko su fekkee dafa nekk aussi tam kii amul 20 000 euros yow nga wóor la ne am nga 22 000 ba 23 000 fekk parfois yu jum nga ngay jël kudd bi nga boole ko ci lettre bi tontu leen man kat am naa nangam ak nangam collègue yóbbuwaale donc yooyu moo ci am solo mais bu ñu fàtte DG bi 10 jours la jox rendez-vous mais 10 jours moom day dem ba 1 mois ñoom ñëpp xam nañ parce que administration nekkul nii dañuy respecter délai yi comme il faut parce que tamit fii ak moyen de transport yi ak feebar bi ak rendez-vous yi amul kenn ku mën a respecter délai loolu amu fi donc rejet yi moom loolu moo ci génnagum bu dee ñi ngi jox aussi tamit am na ci questura yoo xam am na ci préfecture yoo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi joxe bu baax moom te ñoom tamit ñi ngi joxe dañuy convoqué sax di joxe séjour ñoom wax dëgg yàlla ñoom moom man gis naa ñu bari ñu ma bind di ma remercier wax dëgg yàlla naa ma am nañ dem nañ ba teg nañ seen baaraam ba jot nañ convocation yooyu yëpp gis naa ko kon donc ñi ngi wax ni convocation yi ñi ngi dem seulement leen rek moo bon mooy yàkkamti nañ tey bañ a yàkkamti parce que su ma leen di wax dëgg questura yi ak préfecture yi fi mu ne nii ma leen di wax dañoo fees parce que liggéeyuñ comme nañ daan amee ay nit yu bari mën a liggéey li fa ne ci demande moo ëpp li fa ne ci nit yu mën a liggéey moo tax bu ngeen di seetlu yokkaat nañ sax permis de séjour yi doon jeex 2021 bi ci novembre décembre yi doon jeex yooyu yëpp dama fàtte délai bi ñaata la xaw ma mais pour moi daal yi doon jeex décembre yi doon jeex 2020 yëpp yokkaat nañ ko ba le 31 janvier 2021 ba le 31 janvier 2021 donc kon pour wan leen rek ñoom seen bopp sax xam nañ ni délai yi mënuñu ko respecté ñoom seen bopp xam nañ ni y a problème ñoom seen bopp xam nañ ni questura yi aussi tamit am nañ problème donc côté boobu noonu moom lañ leen di wax ni mën nañ ko yow beneen affaire bu ma gis temps yi mu nekk problème keroog groupe ba sax dégg naa ñu ko fay discuter ñu ko fay waxtaan muy timbre yi xam nga yéen da ngeen di dégg ñu naan leen bu ñu gisee d'ailleurs loolu sax bëgg naa ci ñëw maanaam document yi nga xam ne dañ ko laaj ñeenu convoqué parce que gis naa ñu bari dañuy soxla xam yenn document mais document yooyu am na ab audio am na vidéo bu mu ko defoon waxtaane ko mais am na ci gars yi dañuy lire xam naa di fàtte xëy na nag coono yeeg métti yi coono yeeg yàkkamti yi xëy na mooy tax ñu fàtte mais am na benn vidéo boo xam ne def naa document yi nga xam daañu la ko laaj yéen ñëpp boobu sax kayitu document bi laa laaj mais li ma leen di wax daal mooy document bu ñu la bindal original ak photocopie ñoom dañoo bëgg nga def ko ñaar parce que bu ngeen seetloo maye kayit bi amu fi dara lu fi ne original Italie sax ñoo amatul kayit bu ne original su dee kudd boo koy jot noir blanc koy jot bu dee receveur bi ngay jot boo dugalee kayit ba pare noir blanc koy jot su dee nu mu tuddati su dee kii receveur bi ngay dugal noir blanc bu dee F24 bi noir blanc lay jox parce que da nga koy photocopie bu ko fàtte da ngay photocopie ñu jox la kon donc dara amul fa lu original bu la naan original ak photocopie dañoo bëgg nga def ko ñaar parce que ñoom Italie sens bi ñu am chaque jour dama koy wax Sénégal mooy ñoom presque contrôler tuñ papier ndax original na mooy authentique na wala déet mais numéro document bi lañ soxla ñoom pour xam ndax authentique na wala déet donc kon ñoom bu naan original yooyu yéen ñëpp ñenn ñiy tiit am na ci ñoo xam dañ lay wax naan la dañ maa laaj timbre original ba nga ma dugale woon moom laa soxla woon timbre yi nañ leen dama leen di wax timbre yi li ci nekk marque de bolle yi marque de bolle bi nga dugale woon d'accord moom lañ lay laaj mais c'est pas obligatoire ñoom bu ñu demee duñu xool sax numéro yi nekk ci marque de bolle intéressé wu leen parce que yooyu dafa sew yooyu ay temps la boo xam yéen la ñor mais ñoom ñoru leen intéressé wu leen ñoom leen intéressé mooy na nga indi rek marque de bolle bu Seydi Euro bis booy dem sa marque de bolle bu réeree boo ko gisatul fu mu dem boo ki tàyyee wër loo ci def rek jëlal marque de bolle bu Seydi Euro nga yóbbaale loolu mooy marque de bolle original ba loolu lañ ci bind mais loolu la soo ko dugalee loolu day yam ak marque de bolle ba nga dugale woon kenn du la teree def dara suñu la ko laaj bu la neex nga leen réer na y a aucun problème ñoom amuñu problème boobu du la ko sax laaj ñoom leen ñor rek mooy marque de bolle na nga ko indaale donc marque de bolle amul original ak falsak ba nga ma dugale woon ak ba ma dugale woon ak numéro ba ca nekkoon yooyu c'est pas important jënd leen marque de bolle Seydi Euro bu ngeen dem bu leen convoqué laaj leen di leen marque de bolle original jënd leen marque de bolle Seydi Euro bu ngeen dem yóbbaale ko lii kese la amul leneen xanaa dikkaat rek di xam naa di leen gërëm yéen ñëpp xam naa dinañ ñëwaat ci yeneen mbir yi ñuy laaj ak yooyu parce que am na ci yu ñuy laaj mais comme tey comme li may wax rek fii moom vidéo yi dama koy essayer limité trop parce que pour nga sànc comme xaw na métti tuuti quoi ADC wala yooyu dafay xaw a yéex moo tax ne bëggoon naa ñëw sax yi tamit ci bonus yi te xam naa incha allah dinaa ci ñëw soobee yàlla parce que bonus yi am na fi aussi ak yeneen di ziar ñëpp di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp di leen ñaanal suñu borom yokk xéwal yeeg wér yeeg wërsëg yi ñu bëgg kayit bëgg seet seen njaboot ngay kayit luñ ko mën a doon yàlla na suñu borom yombalal ñëpp yàlla na suñu borom yombalal ñëpp ci lépp lu ñu bëgg bi jaaxe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh